la coordinatrice suñ ko waxee suñ ko waxul di nga xam ni gannaaw bi ñu jógee ci Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz yàlla na fi yàgg loolu ànd ak wér nuyu ko ci turu xalif général des Tijanes Serigne Babacar Sy Mansour defe naa buñ ko waxee buñ ko waxul di nga xam ni tey Tivaouane bég nañu waaye tamit suñ ko waxee buñ ko waxul defe naa ne jigéen ñii fi toog nga xamante ni suñuy wax jàmbaar jigéen ñii ñoom ñoo tax tey jigéen ñi ñëw nañu ak espoir bu yaatoo yaatu fii ci commune Tivaouane ci département Tivaouane jigéen ñi ñooy ñii xëy 4 heures du matin 5 heures du matin dem daal di seen doole di jàppale seen ay dëkk jigéen ñi bu dee njàng xale yi ñoo ci mën jigéen ñi bu dee doole dépense ñoo ci mën kon nag kuy jàppale di nga jàppale ndaw waaye nag di nga jàppale jigéen ñi tey nag seen yaakaar bi ñu am tey dañ koo toftale ci yaakaar bi ñu am ci le président de la république Macky Sall nga xam te ni nii jataayu tey bi benn tur la am benn sant la am jataayu président Macky Sall la ñoom ñëpp ku si nekk bokk nga sa projet indaale ku si nekk yaa ngi yaakaar ndaxte dëgg la am nañu jom am nañu fayda wante nag moyens yi des na naam ñu ngi ciy góorgóorlu waaye ndokku yàlla bi Sénégal amee benn président de la république bu ñuy wooyee président Macky Sall lii am tey day wane ni lii mooy dëgg ndax ku jóg tey ci bésu koor ci tàngaay bi ci naaj bi maa ngi sax jéggalu ñi nga xam ni ñi ngi nekk si naaj bi ndaxte nag am nañ ci lii tey loo xamante ni wees na suñu njort kon jigéen ñi jërë ngeen jëf ñooñu ñi ngi ci banque yi ñi ngi ci avec yi ñi ngi ci mbootaay yi waaye nag di nga si ñëw xëy na ci kanam président Macky Sall moo ni Sénégal 95% de musulmans maanaam téeméer boo jël juróom-ñeenti fukki ak juróom ay jullit lañu kon nag ni ñu war a doxale suñu koom nañu fexe ba am ne serait-ce que as lëf loo xam ne dinañ ko wéer ci ni l'islam di doxee loolu moo indi le programme de promotion de la microfinance islamique maanaam loo xamante ni dina xeex riba te benn intérêt dootul am ndax nag ku am lu dul tuuti buñ la ciy dimbali da ngay dimbali te doo ci teg dara loolu ñoom dinañ ci ñëw léegi wante dama bëgg rek wax leen ni leen seen yaakaar fa ngeen ko amoon démb ak bërki démb ci président Macky Sall fa ngeen ko amoon bu mu fa jóg ndax président wane na ni ku bëgg Sénégal la président wane na ni ku bëgg dëkku kaw yi la moo tax mu yóbbu fa lu ñuy wax PUDC xam na ni dëkku taax yi am na lu ñu manqué mu yóbbu fa lu ñuy woowee Promoville xam na ni frontières yi am na ñoo xam ni Sénégal nekkatul seen centre d'intérêt mu yóbbu fa lu ñuy wax PUMA waaye indi na PNDL indi na liggéey bi ñu indi ADM indi na ay projets yu bëree bëri yoo xamante ne nii rek pour lu jëmale Sénégal kanam la waaye tey nag yaakaar bi yëpp madame la coordinatrice madame Guèye waa Tivaouane teg nañ ko ci programme bu am solo bii nga xamante ne nii indi nga ko xëy na sax tey nekkul bésu distribuer ay financement waaye lu fi waaye am ci projet FDA bi ko yore ñu ngi nuyu madame la ministre Koyna Ndiaye Ba incha allah dinañ ko saytu ñun tamit dinañ ko topp ak ñoom am yaakaar bu baax a baax ngeen am koom boo xam ni di ngeen ci mën a développer seen ay activités kon encore une fois maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mais di def nag une mention spéciale madame la coordinatrice te bëgg naa ci financement bi ñu defal leen une discrimination positive muy les handicapés de Tivaouane yi nga xam ne dañu mobilisé wu ñëw pour bokk ak yow bés bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp
li ñu fi boole tey muy loo xamante ni son excellence le président Macky Sall moo ñu ko sant yónni ñu ci askan bi jox ñu jumtuwaay ni boo leen demee ngeen fekk askan bi fi ñu dëkk ngeen waxtaan ak ñoom présenté leen li nga xamante ni loolu mooy promise du programme de développement de la microfinance islamique muy programme boo xam ni président da koo tëgg lépp ci ngëneel lépp pour jàppale jigéen mais également lépp pour jàppale ndaw yi. damay remercier le président du conseil de la jeunesse bi jël parole léegi ci turu jeunes yi ndax promise bi jeunes yi dañ ci am wàll donc moom dafa war a wax tey dama koy confirmer que jeunes yi am nañ fi wàll. président dafa xalaat ni outils yi ñu teg jox ko ak jumtuwaay jox ko askan bi bari na am na ñu ko fi lim ñu ko doon lim fi ba suba dañu fi jógee mais dafa ñëw tëggaat beneen outil bu tudd promise boo xamante ni day xool lépp luy gàllankoor ba nga xamante ni nit ñi mënuñoo accéder ci crédit muy jigéen di ndaw loo xamante ni dafa diis ci ñoom mu dindi ko. promise di financement islamique boo xamante ni lépp ay ngëneel la lépp social la waaye commune dañuy insister pour di ko wax di ko waxaat ça reste un crédit te crédit mooy lan mooy lépp te ku lépp mooy dangaa war a fay bor la mais bor bu ñu tëgg ci anam yu yomb pour jàppale leen pour ngeen mën a def seen activité am na ku ko wax sànq promise ministère de la microfinance la bokk ministère de la microfinance sama xarit sama sœur moo fa nekk Zahra Iyane Thiam empêchement moo tax mënul agsi tey mu yebal son conseil technique d'alors qui est devenu aujourd'hui le directeur de la microfinance depuis le dernier conseil des ministres sama xarit Moussa Dieng mi toog Zahra Iyane Thiam moo ko yebal pour mu ñëw fekke jataay bi nee na bu mënoon a ñëw day ñëw waaye am empêchement tax mu yebal ko mu nekk jataay bu am solo pour ñun ndax daf ñuy permettre ñu gën leen a leeral li tax ñu ñëw fii tey daf ñuy permettre ci yéen ñi nga xamante ni yéen a assisté jotaay bi ku ci ñibbi di nga mën a nekk sunu mandataire di nga mën a nekk koo xam ne dina mën a partager information mu gën a law ci Sénégal parce que président daf naan outils yi ma joxe jumtukaay yi ma joxe bari nañ mais population yi ba léegi pour ñu xam ko des na parce que xëy na ñun ñëwuñu ci population bi wala yéen mënu leen chaque jour ngeen ñëw ba Dakar di laajte ay information looloo waral ñu initié woon tournée bii nga xamante ni c'est une tournée de sensibilisation njëkkee ko ci suñuy hommes religieux yi jiital ci les cités religieuses Touba la ñu jógee on a fait là-bas 3 jours yoo xamante ni képp kuy chef religieux dem nañ expliquer leen lan mooy promise dajale jigéen ñi expliquer leen lan mooy promise dajale ndaw ñi expliquer leen lan mooy promise foog naa ni Soukayna wax na ko léegi sama sœur FDA ma leen di nuyu di leen di rafetlu seen teewaay tey ndax suñu partenaire la promise c'est un programme boo xam ni day ñëw pour jàppale askan bi 47 milliards moom la ñu waa banque islamique de développement jox ñu war koo dugal ci population bi jox leen ko tasaare leen ko ba ngeen mën cee liggéey ci liggéey bu yomb mais également ngeen gis ci seen bopp 47 milliards bari na bariwul mais li ëpp solo ci xaalis bi mooy ngeen xam ne lu ñuy liggéey la lu ñuy saytu la lu ñuy delloo la lu ko waral mooy bu ñu liggéeyee yooyu 47 milliards saytu ko topp ko bu subaa mën na nekk ay centaines et des centaines de milliards mais il va falloir d'abord ñu évaluer ñu ci lii nga xamante ne moom la ñu njëkk a jox man nag monsieur le maire ragaluma ci li may def lu tax mooy xëy na yàgg naa ci activité de financement et de développement des femmes mais surtout li ko waral mooy li ma jàngat ci jigéen ñi wax nga ko honorable Diop si wax na ko booy wut jàmbaar mën nga jàpp ci loxo jigéen booy wut ko am fula mën nga jàpp ci loxo jigéen mais booy wut également koo xamante ni moo yore njaboot bi mën nga jàpp ci loxo jigéen ñi jigéen ñi ñooy xëy suba ak ngoon guddi ak bëccëg di daw ngir li ñu indil seen doom yi ngir li ñu indil famille yi kon jigéen ñooñu ku leen jàppale nga famille bi mais li ci gën a neex mooy dama def benn diagnostic
xool lu tax crédit yi ñuy joxe duñ ko fay lu tax chaque jour ñu naan crédit yi dugg bari na kenn du fay ñu gis ni ñaar dafa am crédit boo ko joxee jigéen teg ko ci anam yu cher moom mu dem liggéey xëy na du ci am la nga xamante ni loolu la ci doon xaar booba fay ba dana jafe ndax faw mu am ci loo xamante ni ca crédit ba da koy liggéey yóbbu ko ca kër ga kon boo fekkee crédit ba daa cher intérêt yi dafa bari kooku day indi problème ku jigéen gi ñu jàngataat ñu ni crédit yi li nga tax a cher mooy aussi jigéen ñi ñu koy jox duñ leen encadré da ngay ñëw rek gis groupement de jigéen ñaata ngeen soxla ngeen ni 1 million nga jox leen ko ñu dem séddale ko kii junni kii ñaari junni loolu nit mënu cee liggéey ba war cee gis boppam ba war a mën a delloo donc ñu ne ni ñuy def mooy dañuy orienté crédit yi nga xamante ni crédit islamique la tudd base ba di l'islam base ba di social ñu orienté ko ci femmes yi ak ci jeunes yi ba nga xamante ni kenn dootul fayati intérêt oui je confirme ay crédit la yoo xamante ni 0 intérêt ngeen fay maanaam bu ma leen joxee junni ngeen may delloo bu ma leen joxee ñaari junni ngeen may delloo li ci nekk mooy junni boobu ma leen di jox boo leen ko liggéeyee ba suba ngeen am ci junni ñaar téeméer aha kay foog ñu am lu ñu dagg loo xamante ni du intérêt mais te ñaar téeméer ya nga am muy tege ni ci la ñuy wut loo xam dañ koy fay ki nga xamante ni mooy gérer crédit bi loolu mooy intérêt bi amatul intérêt mais bénéfice bi ngeen di am na lu dellu ci kay gérer crédit ba xam nga kii joxe bénéfice ak kii fay intérêt yamul ndax bu ñu xasee ba ne intérêt crédit ba am na bénéfice oo am na pertement da ngay fay te da ngay indi intérêt bokkut ak ki nga xamante ne dañ lay jox ni la da ngay liggéey ba am bénéfice nga doog a ñëw fay foog naa loolu ndimbal mënu koo weesu beneen affaire bi ci am solo mooy danoo xalaat ni jigéen ñi boo leen joxee montant que ça soit 1 million wala 100 000 francs la plupart dañuy xalaat kër ga doog a dem liggéey bu ma la joxee tey crédit 100 000 nga war a génn dem ci marché bi balaa nga yegg ca marché ba faaw nga ndugg yóbbu kër ga faaw nga jëndal xale bi lu mu jàngee faaw nga jëndal borom kër bi lu mu nekkee faaw loolu yàlla moo ñu ko mooñaale ñun jigéen ñi faaw ñu koy def ndax suñu waru gar la waaye nag bu ma jëlee crédit bi au lieu ma lay jox 100 000 ma xool loo bëgg a def nga ni ma damaa bëgg jënd ganaar wala damaa bëgg a def mbay wala damaa bëgg a def transformation céréalière wala damaa bëgg a def huilerie wala damaa bëgg a def savonnerie maanaam métier boo bëgg ak bu ma di doon man damay dem jëndi matériel ba ñëw tegal la ko xool la nga xamante ne moom nga soxla ci xaalis pour commencer liggéey bi ma jox la ko bu ko defee boo commencé liggéey benn fan ñaari fan di nga ci mën a jënd ndekki di nga ci mën a faj say soxla di nga mën a defar xale yi te du tee crédit bi di ko mën a fay ndax rentabilité am na fa loolu mooy ngëneelu microfinance islamique maanaam da lay jàppale ci matériel day xool li nga soxla ci liggéey ñu dem jënd ko teg ko sa loxo jébbal la ko ngay liggéey ba mat ba nga gis sa bopp nga doog a mën a fay loolu foog naa ni mooy gën ñu jox la xaalis bi ngay am loo ciy jox di joxe fee wala di lijjanti xale yi boo demee liggéey la ngay dese xëy na du matale la nga ca waroon a am ba mën a delloo xaalis kon ci gàttal loolu mooy microfinance islamique ñun nag buñ koy def dañoo tegal benn comité bu tudd charia board c'est un comité de conformité chariatique maanaam ay imam ñoo ko seq di xool li ñuy liggéey ndax teg nañ ko ci l'islam parce que l'islam bëggul tegati maanaam bëggul riba bëggul taux d'intérêt l'islam bëggul aussi nga dugg ci domaine bu xaraam donc loolu moo waral suñu liggéey bii sax dañoo am ñu ñuy saytu ci gannaaw balaa may financer benn crédit il faut que ñoom le comité de conformité chariatique ñu attesté ko certifié ko ba ne ma baax na ma doog koo financer kon bu yeboo ngeen tëdd ngeen nelaw te xam ne kenn du leen teg loo ne attanu ndax buñ ko naree teg ñoom ñooñu toog foofu dinañu ni lii àndut ak charia lii àndut ak islam kon nag sama mbokku jigéen ñi ma leen di tënkal foofu rek xam naa dinañ am yeneen séance yu gën a xóot yoo xam ne dañuy ñëw fekk si leen ci seen unité yi gën leen a expliquer projet yi yéen a ngi koy indi loolu baax na ndaxte ku am ku ci nekk am na loo bëgg a def waaye boo leen paree dañ koy saytu xool ndax li ngeen demandé est-ce que attan ngeen ko xool ndax li ngeen bëgg a def est-ce que nangu na ci dëkk bi ndax am na ay activités yoo xamante ni dëkk bu ci nekk dafa am lu fa nangu ak lu fa nanguwul ñu dinañ ko jàngat dinañ leen woo
képp ko déposer projet fee dinañ la woo ñu ne sa projet validé nañ ko wala ñu ne sa projet baaxul defaraat ko bu ñu paree ba projet yi baax dinañ toogaat fii et là j'interpelle monsieur le préfet damay interpeller monsieur le préfet sur benn affaire ñun politique taxu ñoo jóg président Macky Sall lim ñu sant mooy dëkk boo leen dem bu leen xàmmee kuy APR wala ku bokk ci beneen parti kuy jigéen kuy góor kuy mag kuy ndaw ku bëgg financement rek jàppale leen ko parce que c'est le président de tous les Sénégalais le programme c'est un programme national pour tous les Sénégalais donc xàmmee wuñu ci benn couleur xàmmee wuñ ci benn parti li ñuy def nag mooy monsieur le préfet dañ la koy ñaan il nous faut un comité local de suivi koo xamante ne day saytu ñi ñuy jox crédit yi koo xam ne day saytu ñi remboursé ak ñi remboursé wul comité local de suivi boobu buñ ko tegee ci loxo préfet jàppal ñu ci seen xel war naa dal ndax ku xam préfet xam ni moom politigul askan bi la fi toogal donc ma leen di rassurer di dalal seen xel ci loolu noonu ma leen wax dinañ ko liggéey nu mu gën a rafete ku ci war a am di nga ci am ku ci war a jot di nga ci jot tey nag dañoo ñëw ànd ak FDA fii la nekk ci waawoon am na yeneen ñu fi nekk crédit mutuel moo ngi fi PAMECAS moo ngi fi ACEP moo ngi fi ñoom ñëpp ku nekk si ngeen ak yéen convention pour que boo leen paree rek ñu yóbbu leen ci ñoom ñu financé leen donc tey dañoo indi woon FDA pour jox leen un exemple de convention boo xamante ne si ngeen ko ak moom je pense que c'est 1 milliard lañ signé ak FDA yoo xamante ne dañ ko jagleel jigéen ñi jagleel ko ndaw ñi kon nag boo leen góorgóorloo rek kenn du ne ëppale ci 1 milliard yooyu am na yeneen convention yu signé presque lépp rek mën na 20 milliards yoo xamante ne ñu ngi koy xaar pour projet yi rek la ñuy xaar pour commencer financement yi honorable Diop Sy dégg naa sa appel bu soobee yàlla li ma waxoon Touba laay wax Tivaouane en général les cités religieuses ay jàmbaare ci nekk xamuñu lu dul liggéeyi dem joxe addiya xamuñu lu dul nekk ci kër sëriñ si di bay seen waar kon financement bi ma yor ngal la buñ leen ci ëppale lépp des na ci seen loxo boo leen góorgóorloo rek defal projet yi teg ko ci yoon kenn du leen ci ëppale te loolu sama objectif la man loolu tax ba ma jógee Touba ma ñëw Tivaouane yéen dégg naa kon seen appel en tout cas di profité balaa may jeexal di nuyu wax dëgg yàlla Ablaye Ndiaye Ngalgu ndax woo na ma démb dafa am empêchement mais sinon da doon ñëw ma koy yóbbante sama xarit soxna Asukan Sall mu yeggaleel ma ko ci moom mais également le ministre Abdou Ndéna Sall a appelé empêchement aussi moo tax ñëwul lii nag li muy wane mooy ñii li même bu fekkee ay politique lañ xam nañ leen mooy njariñu askan bi njariñu askan bi bu ñëwee dañuy jël seen mbubu politique teg ne àndandoo liggéeyal xeexal seen askan kon yéen les hommes politiques les leaders de Tivaouane gàcce ngaalaama unité bii ngeen def rafet na jekk na sama xol sedd na ci ndax bu leen neexoon ngeen defe neneen waaye da ngeen xam ni askan bi dañ leen a soxla ñii toog dañoo am yaakaar ci ñun kon amuñu droit faillir dañoo war a continuer di leen wutal ay bunt di ànd ak yéen ba keroog ngeen am ay solution ci li nga xamante ni mooy seen financement yi ak seen projet yi loolu la ñuy président Macky Sall sant loolu lañ ñëwoon tey di ko def si fii ci Tivaouane donc mënuma jeexal te waxuma leen ni FDA démb dama ko wax ni ko bu ma sañoon nga yóbbu ay congélateur ndax xam naa ni ñàkkul ñu ko fa bëgg FDA nekkoon na ci ay dispositions indi leen tey plus de 100 congélateurs jox leen ko waaye xëy na bindu bi moo yembul woon bëgguñu woon tànn ci précipitation bi moo doxoon mu ni dañu xaar ba après ñu identifier ñi nga xamante ne dañoo soxla ay congélateur ndax financement bi matériel la muy congélateur muy leneen loo leen soxla def leen ngeen bindu ngeen wax ko ñu jox leen ko ngeen liggéey ci delloo moom seen matériel foog naa ni loolu gàtt na waaye leer na te dinañ ko gën a xóotal ci yeneen jotaay